mandat kenn waru ko jox ak quelque soit alpha ak lu mu mënta def may la ñaari tali wala may la ñaar non lim def ci erreur ak ay njombe moo bari waaye goo xam ne kenn waru koo jox ñaari mandat dañ fi yemale mandat bi mu nekk benn doy na sëkk. ma bëgg a ñëw ci El Hadji Diouf li mu fi wax parce que soulevé na fi lu garaaw a garaaw Maître El Hadji Diouf wax na lu garaaw loo xamante ne bi xañ na Sénégal prêté wuñ ci attention wante lu yéeme la ndax nee na Aliou Ndao moo ko nettali Maître El Hadji Diouf nee na Aliou Ndao ancien procureur de la CREI bi muy enquête ci Karim Wade dafa jékki-jékki gis ne ay sénégalais ñu ngi yóbbu ay milliards ñi ngi transféré ay milliards yu bare di ko génnee bitim réew. Aliou Ndao yable pour ñu def enquête ci loolu ñu dax ko imaginez leen yéen waa Sénégal procureur bi nga xamante ne bi moom lañ moo war a saytu alal Sénégal di saytu ci wàllum CREI yi ci cas Karim Wade gis ne am na yeneen i doomi Sénégal moo xam mouvance moo xam opposition ñi ngi jël ay milliards di ko transférer di ko génne réew mi mu bëgg a enquête ci loolu ñu dax ko. xam ngeen ne Macky Sall yorul Sénégal mbokk yi yéen ñii di ñu seetaan Soukey Boubacar Ndiaye Ñoxor Ndiaye ñu ngi lay bëggee xam ngeen ne Macky Sall yorul Sénégal ci anam yu jub Macky Sall yorul Sénégal ci njub Macky Sall ci yaama neex la yor Sénégal ndax bu fekkonte ne yor na ko ci njub procureur bi di jóg ne damay saytu ñii di yóbbu alali Sénégal bi tañ di leen gis ñuy def ay transfert ay milliards di ko génn réew mi te kenn saytuwu leen moom mu jóg di ko saytu ñu dàq ko. loolu nag nekk na loo xamante ne bii lu yéeme la Macky Sall dafay nekk pour intérêt tubaab yi. Macky Sall c'est le candidat des Français bu ngeen gisee Robert Bourgi li mu wax bërki démb Robert Bourgi c'est un étranger ñun on s'en fout ci li muy wax. Sénégal kiy yore Sénégal sénégalais yi ñoo koy décider Mame Bara Thiam grand Sidi Diop ak ñeneen ñu ngi lay bëggee waaw ñu ngi lay bëggee bu baax sunu mag Sidi Diop di suñu référence doomu Sénégal boo xam ne bëgg na réewam am na jom di diriger entreprise yu mag ca Allemagne mais ñooñu. tey waruñu leen a jëlee ñu jël leen ñu jox leen suñu entreprise nationaux yi suñu entreprise nationale yi fii ci Sénégal ñu diriger ko mën nañ ko diriger doomi Sénégal yi fi nekk wane seen i preuve mën a diriger ay entreprise yu mag war nañ leen a mën a indi fii ci Sénégal jox leen ay SONES jox leen ay CNG jox leen Sonacos jox leen port jox leen entreprise yi fi nekk yëpp ci Sénégal ñu diriger ko mais ay pas bàyyi leen fi 20 ans du ñu retraité nga bàyyi doomi Sénégal yi ñu toog nii am expertise bay jariñ tubaab yi te mënuñoo jariñ seen réew loolu war nañ ko seetaat Macky Sall nag nekkoowu fi lu dul intérêt tubaab bi il faut ngeen xam ko li fi baaxoon ci réew mi lépp dem na yéen ñëpp te ngeen ci seen bët buñ koy lim duñ fi jógee bu fekkente ne bi SDE français yi ñoo ko moom gis ngeen Orange français yi ñoo ko moom maa ngi ñëw si ñoom léegi gis ngeen Auchan français yi ñoo ko moom gis ngeen Alstom français yi ñoo ko moom gis ngeen Total français yi ñoo ko moom gis ngeen Eiffage waaye lépp lu baaxoon ci Sénégal muy projet muy contrat bu baax muy loo xamante ne bii richesse lay créer Macky Sall jël na ko mu jébbal ko nasaraan bi. lan mooy solution bi ñu jële fi Macky Sall ngir jëli loolu il faut ñu jële fi Macky Sall ngir jëli njiit boo xamante ne bi dina capable recoloniser renationaliser li nga xamante ne bii mooy li Macky Sall jaayoon mu indiwaat ko ci réew mi ngir Sénégal mën a avancer. wax dëgg yàlla mbokk Sénégal war nañu réfléchiraat politique monétaire u Sénégal xool leen ni mu mel sunu franc CFA bi ban njariñ la ñu amal franc CFA bi benn tëggewuñ ko sax Sénégal tëggewuñ ko ci Afrique soowu jant chamalière lañ koy tëggee yow ñun xaalis bi ñu yor nii di ko weccax ndikoo di ko jënd ak jaay ci réew mi ñu ngi koy tëggee France français yi contrôlé ndax war nañoo tëggaat bi bees tëggaat indi dugalaat ci circuit bi suñuy 50% ci suñu réserve monétaire ma nga ñu denc ci France waay yéen jeunesse su Sénégal yéen jeunesse africaine fii la ñu soxlawee groupe yu mel ni ay Y'en a marre ay M23 ay fan yi nag gis naa leen doon naa leen laaj samedi bee passé gis naa leen semaine bi ñu génn naan dañuy def xawma lan africain Y'en a marre génn leen ngeen wax ci lii ci problème mu Sénégal yi ay affaire nañ ay kii africain ak yooyu non ñëw leen ngeen régler problème mu Sénégal yaa ngi nii ñëw leen ngeen wax ci tamit ñoom it il faut ma interpeller leen parce que fii man caad rek laa fi gis léegi ak kilifa gisatuma ay Fadel Barro yi nekkoon fii di jéem a incarné kii yëpp daanaka ñoom léegi ils s'en fout dem nañ seen yoon man Y'en a marre bu ma fi déggatee kenn léegi caad laa fi dégg
muy wax sax au moins ñu ci des ñëpp ils sont disparus te problème mu Sénégal yaa ngi fi ne réew maa ngi nii ñàkk ndox ba nit ñi amuñu lu ñu naan di manifester di rang dëkk bi effervescence bi nekk Dakar kenn gisul Y'en a marre de mu taxaw daan ne askan wi lañ fi nekkal man Y'en a marre seen ak nekkal askan wi jaaxal na ma heure bi tey waroon na fekk ñu nekk Parcelles wala ñu nekk Grand Yoff wala ñu nekk Médina wala Grand Dakar di manifester ngir ñàkk ndox gu ñooñ ñàkk ndox wala ñu nekk Ouest Foire mais kenn déggu leen ci ndox mi déggu leen ci ndox mi de Y'en a marre déggu leen ci caat donc ngeen si dégg muy wax te caat nit dëgg la moo waral muy wax mais daanaka groupe Y'en a marre kenn déggatu leen pourquoi ça tañ ne askan bi lañ fi nekkal bu ñu leen waxatee ne askan bi leen fi nekkal sànni leen fële ndax waxuñu dëgg ñu fi nekkal askan bi ñu ngi taxaw di wax ci li nga xamante ne bi mooy intérêt yi askan wi mais Sénégal fi ñu toll nii fi ko président bi jëmee wax fa dëgg yàlla jar na seetaat bu baax waaw ndaxte mënuñu continuer ci rythme bi tay la suñu askan jox ko tubaab yi te kenn mënul wax kenn mënul kaas kenn amul sañ-sañu wax dara lu waay wax ñu jëli la xoolal waa ji wax rek barki démb le juge Yaya accesseur boobu magistrat bi wax ne Karim Wade am na sañ-sañu présenté rek ñu koy convoqué waa Sénégal xanaa moom fii lu waay wax ñu convoqué la xanaa lu waay wax man dama leen xaj na dérangé gul moo tax mais su ma demoon sax xam naa ba di déranger leen dëgg dinañ ma convoqué juge Yaya Dia daan ne Karim Wade am na sañ-sañu présenté am na sañ-sañu nekk candidat rek convoqué nañ ko moom te gars yi nekk fi Moustapha Cissé Lo li mu fi wax bërki dem moo njaay kenn convoqué wu ko juge Yaya Dia lu mu wax Karim Wade am na sañ-sañu présenté wu ndax condamnation bi nga condamné ci CREI yi kenn waxu fa ne du présenté wu kenn waxu fa ne du nekk candidat kenn terewu ko loolu la juge Yaya Dia wax ñu convoqué ko Moustapha Cissé Lo nee na drogue baa ngi ci réew mi te ay kileek faa ko fiy dugal kenn woowu ko mi ngi ñu bàyyi ñuy doxantu Moustapha Cissé Lo nee na 15% ci immeuble yi nekk Dakar ñoo fa légal li ci des lépp immeuble truand la ak blanchiment d'argent ak sàcc mu kenn woowu ko moom daal boo ànd ak ñoom boo waxee tojaa ngi wax njombe lu la neex nañ lay seetaan mais boo àndul ak ñoom boo waxee loo xam ne mi ngi dem à l'encontre ñu woo la ne la oui tu es un cadre tu n'as pas droit à donner des secrets d'état comme ni ñu defoon Ousmane Sonko ni ñu def colonel Ndaw ni ñu def commissaire Keïta ni ñu def Nafi Ngom Keïta ni ñu defoon le capitaine Dièye le juge dem gis ngeen ko mu bàyyi voilà Sénégal yoon amu fi mbokk yi yoon doxu fi Sénégal li fi nekk rek mooy ànd ak président bi di gundaandaat di doxe di noos ànd ak président bi di lekk li nga xamante ne bii mooy alalu réew mi ànd ak président bi di noose alalu Sénégal ànd ak président bi di dunde askan bi loolu nag kenn ku ci nekk ci ñun am na ci part de responsabilité kenn ku ci nekk am na wàll ci réew mi lu mu war a wax mais bu ngeen gisee ni ñu def Sénégal bërki démb yéen a ngi seetaan benn vidéo ñu jël benn xale ci internet bi teg ko mu ndeysaan xale ba sénégalais la mi ngi fecc ñu teg à côté beneen xale boo xam ne xaw ma japonais la xaw ma chinois xale bi moom mu ngi liggéey compareel ma ñaari image yooyu mu mel ni Sénégal suñuy doom au lieu ñu yar leen wala ñu teg leen ci yoon da ngay gis na ñoom fecc rek lañ gëm ak fo ñu daal di wane beneen image benn xale japonais wala kii moom mi ngi nekk di liggéey yor ab machine di dagg qu'est-ce que cela veut dire lan lay wane ne suñu réew mi ñun réewu fecc la wala réewu fo waaw vraiment dëgg mbokku Sénégal jot nañu changer régime jot nañu changer njiit bi jot nañu changer structure bi yëpp parce que dafa yàqu parce que structure bi nga xamante ne bi moom ci la ñëpp wékku muy système bi buñ ko changé wul changé njiit yi Sénégal du mën a dem ndax ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci structure bi nekk ci système bi nga xamante ne bi ñoom ñi ngi dund ci système bi ñoom toujours dañuy jàpp ne système bi baax na waaw Abiba ñi ngi lay bëggee di ziar Serigne Khadim Diouf ñi ngi lay bëggee waaw même boo contraire tamit Serigne Khadim ñu ngi lay ziare am nga ci droit mais dama bëgg a wax ne
Sénégal da ngay gis ne nit ñi même bu ñu xamee ne nguur gi mi ngi def njaaxum fi léegi ñoom ñi ngi dund ci nguur googu duñ wax ne ñi ngi def mi ngi def njaaxum. ay quelques rares sénégalais ngay gis ñu mën loolu ñi ko mën bariwul de ñi ko man mooy juge dem bi nga xam ne dugg na nekk na ci magistrature gis ne Macky Sall de tant que wàccul kuréel gii atte ci yoon ci Sénégal du mën a nekk ndax ay mbokkam du leen atte mukk te ñi ngi defi njaaxum dossiers yi mi ngi ciy teg concam bés bu set. ay capitaine Dièye yi bàyyi ay exception la ñuy doon bu ngeen leen xoolee ay 8 la ñuy toll wala 9 wala 10 ci administration sénégalaise boo xam ne mat nañ 500 000 personnes. fonction publique au Sénégal mat nañ 500 000 waa ci biir 500 000 yooyu 10 nga siy mën a génne wala 11 wala 12 wala 15 ñoo xam ne démissionné nañ ndax ngor démissionné nañ ndax gis nañ ne réew mi ay njombe la ñuy def ñi ci def ñëpp dañoo toog di dund ci système bi malgré que xam nañ ne système bii baaxul. mi ngi mel ni nga nekk ci kaw garab toog ci kaw branche gis ne garab bii poison mi ngi ci suuf di contaminer suuf si yëpp yow nga ne doo avertir sa yeneen morom yi tant que yow yaa ngi ci kaw comme yow sauvé nga rek yaa ngi ci kaw garab gi rek ñeneen ñi nekk ci suuf moom yow sa yoon nekku ci. malgré que suuf si mi ngi empoisonné di rey say morom yow yaa ngi jafandu ci garab gi rek toog nga ci kaw garab gi yow jàpp nga ne yow waroo wax ñenn ñi dara alors que garab gi mi ngi contaminé yeneen garab. il faut que askanu Sénégal nit ñi xam ne réewu Sénégal Macky Sall yàq na ko ci jikko yàq na ko ci économie yàq na ko ci ay valeurs. bu ngeen gisee ñu dem ba nit respecté tout kilifa bu ngeen gisee ñu dem ba kilifteef amatut gëdd ci Sénégal c'est la responsabilité du président de la République. responsabilité Macky Sall la parce que moo wàcc kàddoom. gis ngeen lii nga xam ne moo xew depuis 2016 la de Macky Sall ba mu waxeet ba léegi bu ngeen xoolee Sénégal dara baaxatu fi moo lay won ne njiit dafa war a fonk kàddoom. njiit dafa war a bu waxee na nekk wax ju dëgër na nekk wax ju wér na nekk wax joo xamante ne bi kenn du ko dindi mais boo wàccee sa kàddu rek leneen loo waxati baaxul. bu ngeen xoolee ministre yi nga xamante ne bi dañuy wax tey di kàcc dem nañ ba léegi waxeet moom doonatu fi dara wax tey suba nga génn ci doonatu ci dara ci njiit li lañ ko gisee maa ngi bëgg a wax tamit